Euh, Encore bonjour, Monsieur Baïfal Diop, le premier adjoint au maire de la commune de Fass. Tey waa PAL TV ñoo la seet si woon ñu war a waxtaan si benn question bu am solo muy la charte foncière mu nekk une question très importante parce que nekk nga le porteur de ce projet nga présenté ko aux sous-régions ba pare am si ay satisfaction bëgg nañ nga ba nuyoo ba pare waa internetu PAL TV nga expliquer ñu ci tuuti en plus nga waxaale ñu un tout petit peu sur l'aspect du statut de ville religieuse de la commune de Fass. waaw ko xam naa comme ni ñu ko defee ci wolof nii dana am solo lool parce que ñoo ngi nuyoowaat kontaan lool xëy na ñun am nañu chance bi ñu wax xëy na ci kii bi charte foncière boobu ngay wax noonu maanaam dafa am pratique boo xam ne ñun bi ñu ñëwee Fass dañu ko commencé def autour du maire Aliou Sall quoi bi ñu ñëwee dañu jàpp ni suuf boobu ñoo ngi dégg waxu suuf ci àdduna bi yëpp réew mi metti lool ci affaire suuf kii ñu xam ne population yi aussi buñ la fi tegee da ngay fexe ngay déggu ñoom ci lépp nga bañ jël rek pouvoir bi man maa ko yoree lu ma neex def te charte foncière boobu peut-être importance bi mu am mooy au-delà des textes et règlements yi nga xam ne dafay régir wàllu foncier te ñun ñëpp ñu xam ko loi 64 bi ci domaine national wax ni ñuy tërale suuf si ak ni ñu koy yoree ak ni ñu koy saytoo ñu ne léegi ñun kat war nañu xoolaat ci wàllu doxalin bi aussi su dee population am nañu xalaat yoo xam ni dana dëppoo ak yoon te du yàq dara ci nekk bi ñuy nekk ak ñoom pour jàmmal dañ koy intégrer loolu mooy charte foncière mu doon naa ci fexe exemple ma ne exemple bi ci gën a kii mooy charte foncière boobu déjà parce que boo seetloo population yi bi ñu def diagnostic bi da nga gis ko ne damay def demande fii ci commune bi bàyyi ko fi at ñaari at kat dama tontu léegi charte foncière bi ci charte biir charte boobu dafa régler problème boobu déjà parce que problème majeur la woon ñu léegi ñoom demande bu ñu jotee ci commune su ñaari weer jotee commune bi responsabilité am engagé parce que il faut balay ñaari weer dana tontu ki nga xam ne moo joxe suuf soit suuf am na ñu jox la soit suuf am na nga xam ne suuf amul mais daa am réponse bu claire par rapport ak kii boobu jigéen boobu boo ko wax benn exemple rek boo xam ne jël nañ ko ci charte foncière boobu pour wan importance charte foncière boobu ci wàllu suuf par exemple da ngay gis commune boo xam ni wala comité boo xam ne dafa daan toog rek ci biir conseil am mu délibéré man ku ma jox hectare da nga ma jox junni wala da nga jox ñaari junni charte boobu dafay ñëw léegi réglementé ko parce que léegi mën nga jël conseil bi mën na jël décision boo xam ni askan bi du ko attan te ci biir charte boobu askan bi mooy définir ñaata la ci ko waxtaan dañuy jëlee fii ba d'accord ah léegi même bu dee ñaari téeméer la ñu wax ñëpp d'accord ci commune bi obligé plié wu ci foofu mu nekk ci charte te dootu ko mën dépassé maanaam lépp luy doxalin suuf charte bi aussi population bi da lay wax man kat suuf soo ñëwatee sama dëkk bala nga fay def dara doo yem ci chef de village bi kese par exemple waxtaan bi da nga ci war boole diw ak diw ak diw ñooñu ci war a bokk soo xasee nekk charte bi aussi dafa lay tënk dootoo mën tëb rek ni chef de village bi parce que ci loi domaine national booy seet la dañ ni la c'est le chef de village qui est chef de village bi moom mooy membre de droit ci domaine commission domaniale bi waaye léegi chef de village boobu bu dee nit rek la mën na ñëw ama yow xaar ma yàlla jour boobu ñu ñëw sa biir mu jël décision boobu xam ne te ñoom mooy bëtu commission bi commission bi ñëw donc yooyu yëpp dafay indi ay jafe-jafe yoo xam ne charte boobu daka rek charte boobu rek bi ñu ko defee nee naa dafa fekkoon ni ñun ñuy doxal yu mel noonu ndax ñun bi ñu ñëwee fii rek lu ñu daan def ci suufal da dañuy woo population bi woo organisation communautaire yi woo xale ku ci la joxe xalaatam loolu nag la Kangaa di jëloon ba muy expérimenté la première charte foncière au Sénégal mu xalaat commune Fass ñëw def ko fi ñu am ci ay résultats yu baax parce que charte boobu dem na ba tey sous région bi Afrique soxla ko ñun ñoo demoon Dakar am chance au Méridien présenté ko waa seet ñooñu accompagné woon ci loolu ñu dem fa daal koy présenté foofu devant toute l'Afrique de l'Ouest mu nekk première charte au fond parce que booy seet boobu ñu fay dem ñaari charte foncière rek ñu amoon ci Afrique yëpp Afrique sous région bi yëpp donc loolu waree woon ne ni ku boobu ndam lu rëy loo xam ne amoon nañu man na toujours ci wàllu kii boobu ndam yi ni am ak yooyu yëpp dama lay wax toujours ni dañ ko am ci grâce à suñu guide religieux bi nga xam ne bi ñu ñëw Fass yaakaar yëpp ci moom lañ ko tegoon muy baatin boo xam ne ku ko gëm en tout cas fi mën a jiite gëm loolu baatin boobu dana la fekk si parce que wax naa ko sànq bi ñu ñëw Fass benn ressource nekk fi dara nekk fi mais première année bi bi ñuy defar suñu budget ñu def budget de fonctionnement def ci presque 50 millions doon wax ni doon ko am doon ko sax doubler presque ci suñu première année te bi ñu ñëw fii mais Aliou Sall li mu ñu wax ñëw nañu Fass dara nekk fi waaye ci barke Mame Rane la ñuy dem donc barke Mame Rane boobu nit ñi dañ ko war a gëm xam ni ku fi nekk tey te man dama gëm ni ku fi nekk wax naa ko te gëm naa képp ku fi nekk nga yëg ak nga bañ ko yëg Mame Rane mi ngi lay xool te d'accord na ci nga tegu fi caaxaankat du jiite fii wala boo ko jiitee du yàgg
parce que Mame Rawane booyalul fii donc ci barkeem boobu rek la ñuy jàpp ni képp ku fi nekk su fekkee war nga ko def war nga gëm nga barke boobu te ciy dox dina la may ndam yu bare parce que keroog maa ngi lay benn anecdote laa doon nettali ma ne bi ma demee di présenter charte foncière boobu comme Fass laa présenté woo comme commune Fass bi ñu demee ci pause bi benn waay bu xaw a am booba mi ngi toll juróom fukki at normalement waaye xam naa ne moom bi muy judd génn ñëw àdduna Mame Rawane génn àdduna lu yàgg ci loolu rek gën a àdduna bi ñu demee ba mu ma Fass boobu nga dëkk ma ne ko waaw mu ne ma yow de Mame Rawane defal na ma loo xam ne du ma ko nettali benn doomu aadama foofu la yemul man ci wax ça veut dire kooku bu ko dem ba bu am jëflante ak moom fekk Mame Rawane nekkatul ci kaw suuf te xam naa ne am na secret boo xam ne am na kat parce que neen du ko wax kenn te turu Fass boobu ma ko jubal loolu la wax pour wane ne rek kilifa gi na am tey am na dimension boo xam ne ñun ñëpp war nañ ko xam surtout xale yi c'est très important ñun ñii di nekk ay ndaw yi fekki wuñ ko fekki wuñu kii yam mais ñun xale yi war nañu nàmpatal ba mag ñi war nañu nàmpatal ci loolu ñu xam ne dënd bi ñu dëkk am na benn kii bi fi nekk boo xam ne ku ko fooyewul te Mame Rawane wax na ko képp ku ko fooyewul mën na la yóbbu fu sore doomu paal yi mën nañu dégg fu sore ak doomu Fass su fekkee ñoom gëm nañu loolu te koy jëfe loolu daal ñoo ngi koy lancé wàll appel ñu xam ne ñun suñu kilifa gi comme siyaar bi ngi wàññi ñëw aussi ñu lancé wàll appel boobu dina xam ne vraiment suñu fierté la suñu contenté la toujours ak ci contexte bi ñu ñëwee muy wàllu ziyaare di fàttalikuwaat suñu kilifa googu nga xam ne tey ndam lu nu mënti am ci lii ñuy wara tey Fass yaakaar naa ne loxoom ji aussi te ju ma si jóg incha allah rabbi waaw. macha allah merci beaucoup monsieur le maire ñu ngi kontaan ci dalal bi xam naa à bientôt incha allah si yeneen émission incha allah. incha allah donc c'était